vendredi 26 février 2015 7h12 bonjour ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média tey nag ñu dellu seeti ni démb ak bërki démb tey mooy yeewu leen bi mujj ci semaine bi comme ni ma ko waxee léegi tombé na ak vendredi 26 février ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax tey di leen ndokkeel 27 le plus tôt 26 la ma Khadija dafa bindal moom nga koy wax mu bàyyi naax gi muy naax bu dee bind xam naa yeewu fajara xaw a miti waaye ndeke 27 mooy tay waaw xam nga yii yëpp moo tax secrétaire bu baax El Hadj waaw boo dee wut daal wutal secrétaire bu baax waaw te bàyyi secrétaire yooyu nga xam ne ay naax lañu ay naaxkat lañu am mbay lii dafa métti de 26 27 à degré vraiment c'est différent waaw te dara doxul seen diggante mbay waaw kay secrétaire bi ci télé bi 26 la mu bindal alors que tey le 27 février lu mu ci mënti doon rek tey àjjuma la te ñu ngi amati mbégte àndandoo ak yéen ci télévision Futur Média l'information se réveille très tôt ci télé bile ba nu xëyee àndandoo ak desk religion bañ ca noppee dañoo àndandoo ak rédaction bi ci bulletin bi ngeen njëkk a seetaan jotaay bi ci toftalu nag bu ñu demee ba juróom-ñetti waxtu daañu ci àndandoo ak Fati Dieng Fati ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ñi nga bokkal plateau naka noonu téléspectateur télévision Futur Média. mbaa jàmm nga fanaane. waaw sant rek. bu ñu demee ba 8h loo fas yéene yaatal. bokk na ca Massaly Ndaw bu bokk ci parti démocratique sénégalais moom tey jii daanu ko déféré ca parquet ba loolu lañ xibaar bu ñu xam ne ginnaaw bi ñu ko gardé à vue ni ki démb ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kuréelu jàngalekat yi di CUSEMS seen toogaanu ñaxtu daañu ko amal waaye duñu ko amal fa nu ko bëggoon muy màkkaanu ministre bi ñu dénk wàllu fonction publique waaye place de l'Obélisque lay doon ni ko préfet santaane. beneen xibaar Pape Cheikh doomu Sénégal yi nekk ca diwaanu Libye seen lim toll ci ñeenti téeméer ak lu topp daañu leen indiwaat fi ci Sénégal ñu ne roplaan bu njëkk bi sax ñu ngi koy xaar ci timis leneen lu ñu nemmeeku poussière bu bëri ci Ndakaaru ak li ko wër démb ak tey jii ci suba mel ne ni ñu bëri sonn nañ rawat nañ nga xam ne dañoo amee asthme ak loolee ñu naan sinusite ñeenti ponk yooyu dañ ciy teg Pape Cheikh suñu ay reportage ci rédaction juróom-ñetti waxtu jotee ñu yaatal ko. moo tax it ñi gaare woon seen i oto bi ñu xëyee tey ci fajar dañoo mel ni ñu jógee rallye Paris Dakar sama classe gi ndax poussière bi ñu xëyee tey ji ci fajar gi lu tax de toute façon ca kanam di nga am loo ñu ci wax tuuti jëm ci météo bi ndax poussière la boo xamee ni xaw na jaaxal yeewukatu fajar yi xam naa nag biddantikat yi ñoom du ñu fekkee dara bu ngeen bëggatee xam nga xew ci réew mi teel leen a yeewoo waaw kay tey ba ma xëyee damaa jël bale sa rek bale sama buntu kër wallaahi dama doon bale waaw boobu poussière kenn mësu koo gis mbay tey Pape moom xam naa ne tey moom sànni xeet yi nga xëyee ay askan damaa jaaxle réew moo xamante ni saa yoo xëyee am loo yeewoo moo tax ma dëkkee lu xew waa lu xew tey lu xew lan moo xew lan moo xew tey lu xew gardien ba nee na ma je sais pas de waa kay li nga wax sànq nag ci Massaly Fati Dieng yéenekaay yu bëri xëyee nañu ak moom d'ailleurs dañ leen di won rek revue des titres yéenekaay yeeg seen i xët bu ko defee ngeen am ci aperçu laataa ngeen di génn seen i kër bu ngeen génnee seen i kër ba nuppi xam naa ne fi mu toll tembe yéen a ngi ci oto yi tey déglu yeewu leen ci mode FM 99.4 alors laas la ñuy xëyee moom mi xëyee ak ki nga xam ne ni moo di Massaly wax nga ko ci say xët alors laas nag nee na ci xëtam bu njëkk ni Massaly fi mu toll tembe mu ngi ci yoonu rëbës. waaw Massaly laas nee na aw na yoonu rëbës lu ko waral Pape Cheikh xam nga dañ koo njëkkatee daal di koy bàyyiwaat ginnaaw bu mu yëkkatee ay kàddu yu ñagas ne ñu teg ko ci Aminata Tall démb itam dañu koo yëkkatiwaat ndax yoon ci boppam moo ni Massaly da ko diffamé lu ci mën a am laas yéenekaay dellu si ji ni ngeen ko gisee ci xëtam bu njëkk mu wane nataalu Massaly nag bokk ci parti démocratique sénégalais ñu ne mu ngoog soo moytuwulee daal dina fekki Karim Wade ak compagnie. dina amal grève de faim loolu la ñu mën a lire ci yéenekaay bi di populaire ci suba gi gendarmerie ba mu ko tegee loxo ci lu jëm ci wàllu diffamation moom mii di maître Sall am nay kàddu yoo xam ne ni fësal na ko mu ngi ci xëtu yéenekaay bi di populaire. le populaire daal di jël kàddu yi ki nga xam ne moom moo koy layal di maître Amadou Sall li mu wax moom mooy Massaly dina amal ab xiifal lu ci mën a am xibaar la boo xam ne Pape Cheikh daañu ko topp comme niñ koy waxee tey moom gone googee di ab libéral moo aye ci yéenekaay yi.
leneen lu soxal xibaar yeeg coow leeg waxtaanu grand place yi mooy kàdduk président Abdoulaye Wade bërkaati démb loolee nag yéenekaay yi am nañu ci xëyaat tey d'ailleurs grand place sax daf ko jaral mu enquête ci juddu président Macky Sall loolee mu ngi ko def ci xëtam bu njëkk ni aux origines de Macky loolu la grand place def tey. grand place dem def gëstu bu yaa jëmale ko ci Macky Sall ak fa mu soqee ko maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ay waajuram ñu neen ñoom it seeni waajur grand place nag li tax mu amal lu ni mel prétexte la kàddu yi maître Abdoulaye Wade yi mu yëkkati di ay kàddu yu ñagas teg ko ci ndoddu njiitu réew bu Sénégal bi nga fi wutu di président Macky Sall. Walfadjri xëyee ak nataalu président Wade ne ci xëtam bu njëkk loolee dérapage contrôlé la. waaw Walfadjri dellusiwaat na ci dérapage boobee dippee ko dérapage contrôlé niñ ko xamee ak ni ñu ko waxee itam maître Abdoulaye Wade ak kàddoom yooyu le mi ngi wéy ba tey Pape Cheikh di jur coow ci yéenekaay yi di jur coow ci biir réew mi Walfadjri moom it génnaat ci xëtam bu njëkk mu wane nataalu président Abdoulaye Wade mu toog noonu. borom xam-xam yi kenn ku ci nekk yaa ngi waxee boor direct info xëyee na tey ak ay kàdduk kii di professeur El Hadj Mody Sy nee na fi mu toll tembe Abdoulaye Wade war na sàkku ñu baal ko ci sénégalais yi alors loolee ab bataille d'opinion la ko direct info tuddee Wade rate le dernier virage. waaw direct info dellu si waat ci Abdoulaye Wade ndax ñoom li ñu gis mooy daal génnewut ci buntu bu mag bi waaye ci palanteer ba la génnee lu ko waral kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ñu ne Abdoulaye Wade ak yooyu le kaddu niñ ko gisee noonu itam direct info dellu si ci ni ci ay naataangoom dellu see. quotidien moom itam xëy na ak coow loolu ba ni Wade ci boppam moom la ñu tuddee pape de la division. waaw lu tax ñu ne pape de la division Pape Cheikh ndax kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko li ñu gis moom mooy mën naa indi jaxasoo wala mu indi sax ak féewaloo ci biir askan wi ana lu ko waral ndax problème mu kas yeeg yu ni mel ñëpp xam nañ ne mën naa jur ay jafe-jafe ci askan wi lu ci mën a am moom quotidien dellu siwaat ci mbir mi génne feneen génne beneen angle de traitement lu jëm ci wàllu division. rawatina ci société bi ak it kaddu yooyu nga xamante ni si yëkkati na ko. Fati ba ci yéenekaay bi di enquête xëyee na ci xëtam ni Touba rafetlu wuñu benn yoon kadduk président Abdoulaye Wade yooyu le ñu ne Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké rafetlu ko benn yoon ginnaaw bi mu toqee ci noppam la mu def moom mooy mer ana lu ko waral kaddu yooyee président Abdoulaye Wade yëkkati jëmale ko ci président Macky Sall la rafetlu wut moom xalif général des Mourides. ñii ànd ak moom ñee ba ko loolee la yéenekaay bii di réew mi xëyee tey ne kii di Mansour Sy Djamil sori na kii di Macky Sall ginnaaw ba président génnee. waaw ginnaaw bi président génnee la ñu bëri daal di dem liñ ci gis ci réew mi moom mooy daal Serigne Mansour Sy Djamil jegeetu ko ana lu ko waral gëstu la boo xam ne réew mi moo ko def ku jënd yéenekaay bi yaakaar naa di nga am tontu li Pape Cheikh. leneen lu soxal ay xibaar yéenekaay yu xëy ci tey Libération wax na ci coow li am ci diggante ka jiite woon LONASE ak ki fi ne tey muy coow lu am ci diggante Bayla Wane mi nga xam ne ni fi mu tollu tembe mu ngi attaqué kii di Amadou Samba Kane moom mi ko remplacé ca bopp LONASE. Amadou Samba Kane Bayla Wane li mu xamle moom mooy jël na retraitam boobaak léegi ëpp na at loolu la Libération fësal ni ñu ko xamee nag LONASE démb ba léegi ñu ngi ciy wax muy mbir moo xamante ni itam mbir mu jar a topp la Pape Cheikh. ñu wax ci coowal parti bi di AFP ci diggante Moustapha Niasse ak El Hadj Malick Gakou yéenekaay bi di Sud Quotidien def ci xëy amal ab ci enquête. waaw Sud Quotidien dellu siwaat ci coow la mu mel ni AFP pënd ba wureegul coow li dox diggante seen secrétaire général ak kenn ci kàngami parti ba Malick Gakou lay wuyoo ak Moustapha Niasse gannaaw Pape Cheikh seen réunion cadre boobee ñu amaloon fii ci benn hôtel bu nekk Ndakaaru mu mujjee ay saaga ki pëccëxoo dafa mel ni itam coow laa ngay wéy bu ñuy bëggee gindi ko am ñeneen ñi di sàkku ci Malick Gakou mu tekki ndombal tànkam maanaam génn parti ba wala sax ñu dàqee ko fa Pape Cheikh. yéenekaay bi di Témoin moom dafa xëyee tey ak enquête bu mu amal ci identité yi nga xam ne ni projet la woon ñu tuddee ko ay identité puce numérique. waaw identité puce numérique le Témoin dellu siwaat itam muy mbir moo xamante ni topp na ko moom yéenekaay bi def ci ay gëstu yu am solo mu ngoog ci xëtam bu njëkk ñu gis ci sax benn carte d'identité bu doomu Sénégal lu ci mën a am itam mbir la moo xam ne faw ñu topp ko.
yéenekaay bi di stade xam naa duñ ci sori xëyee na ak Europa League bu démb bi ni Ba élimine Liverpool loolee la yéenekaay bi di stade nga xam ni moom nag dafay dox ci lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram loolu la xëyee tey ak équipe bi nga xamee ni fa la ne loolu nag ginnaaw bi li ñuy amal démb jëm ci seeni huitième yi alors Ba élimine Liverpool loolu la yéenekaay bi di stade xëyee tey sunu lamb yi itam xëy na ci wàllu tàggat yaram moom nag lépp luy lu soxal lamb daf ciy dox xam naa El Hadj Mbaye Garmi mën na cee sànni ay kaddu ndax soxal na ko lool alors wax na ci Eumeu ak Balla ak Ama Gouye Gui Lac de Guiers 2 Papa ak ñeneen alors ñoom nag yéenekaay bi nee na nañ ñu may jàmm ak ay gaañu épargnez-nous les blessures. loolu sunu làmb xëyee tey bay. waaw xam nga te ma la ko jox rek nga liiraale ko ba xam. xam nga Pape Cheikh ni ko faram-fàccee sax leer na dañu mettre rek en garde. xam nga bari na combat yuy tàbbi te ñu ne daal dëgg benn mbër am na blessure. te mi ngi ko amee ci biir entraînement am. xam naa mettre en garde la rek pour daal ndax nag dëgg comme yëf yi soreetul. waaw. xam naa loolu la ñuy mettre rek en garde. voilà donc ña ngay dànkaafu mbër yooyu noonu ne leen épargnez-nous les blessures bu ngeen ci bëggee xam lu leen leer na ngeen wuti yéenekaay bii di sunu làmb yéenekaay bii di l'observateur xëy na fësal ay kaddu ci xëtam bu njëkk ay kaddu que président de la république Macky Sall jëm ci la ko président Wade di tuumaal moom nag ne dafay def lu tubaab tuddee sourde oreille duñ ci sori on va retrouver justement la rédaction centrale du quotidien l'observateur. S'ils sont pas prêts on laisse tomber puisqu'on n'a pas assez de temps pour àndandoo ak ñoom ñi nga xamee ni dañuy fanaanoo liggéey bu ñu xëyee fajar présenter ñu menu bi defe naa mën nañu bàyyi rek Faty Dieng defal ñu présentation menu bu l'observateur puisqu'actuellement gisaguñu leen fa nuy toogee pour ñu àndandoo ak yéen en direct ni fajar bu jot muy Babacar Ndaw Faye Abdoulaye Diédhiou ak rédaction bu mag bu l'observateur lu ci mën ci am rek ku sàlloo lire l'Obs di nga tàggoo ak kumpa alors l'observateur Faty xëy na joxe ay kàddu que président Macky Sall nee na moom dafa préférer ne pas avoir entendu les propos de Wade. moom Macky Sall teg ci Pape Cheikh ne dafa am cofeel ci njiitu réew. wala boog munta dégg wala sax bëggut a dégg li nga xam ne moom président Abdoulaye Wade wax na ko jëmale ko ci moom. la mu wax itam moom mooy seen diggante amul benn ñagas-ñagas moom président Macky Sall ba tax na sax kàddu yooyee da koy tànqam lu daal maanaam sëgg mu jàll loolu nañ naan ni nga ko waxee sourde oreille bañ a déglu bañ a def leneen. waaw kay loolu mooy tekk. te tekk nag defe naa boo ko defee rek Wolof Njaay nee na tekk woon la yoon wi mbokk yi ni àjjuma bu jot El Hadj Mbaye Garmi fekk si nañu Mado ngi fi Alfé ngi fi oustaz Pape Anne ca fajar ba tey moo ngi ñuy gunge ñun ñëpp ñu àndandoo fas yéene leen gunge ñun itam fii ba 10h ci télévision Futur Média la ca neex nag mooy tey bëgg nañu neexal seen i bis cay enveloppe yoo xam ne dañu koy séddale bu ngeen teelee woote mën a teel a séddu 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Pape Cheikh xanaa rek di am mbégte ak contentement bu mag ci daje bii nu daje ndax ajuma day bésu teraanga. wallaay su ma boobee ne ma jàkkaarloo ak borom oo bi. moom tam maa ngi ko nuyu lu bëree bëri. waaye mbay li nga pal maa xamatul de. waaw xam nga Fatoumata kor yoxo baxa yoxo moo ma ko envoyé Pape. def na affaire nag. ñaata bambara ko tàpp. yee juróom-ñetti bambara koy dar. déggal loolu yërëb bi rek ñett juróom-ñaari bambara ñu koy téye di ko yërëb. mbaa melul ni lañ set rek ba ma rombee xott. déedéet mu ko bii nag moom. xam nga Pape dañuy wax daanaan dëgg du gome. déedéet. ndaanaan pire du gome. du gome foo gis ko daanaan daal du gome Pape. xanaa rek Pape bi ma xoolee sunu lamb bi tamit gis naa fi nouvelle boo xam ne bii nouvelle bu naqari la. wallaay boo xam ne bii dëgg-dëgg muy wàññi ko Papa Lo. soleil bi def ko. wallaay dëgg-dëgg nit ku baax dem na. wallaay Papa Lo. waaw Papa Lo vraiment bi ma gisee loolu daal dëgg-dëgg Pape li nekk na daal lu yéeme. loolu moo wax daal dëgg la koy jàll parce que moom sa xarit la woon. lool rawatina sunu soppe sunu xarit Mbaye Kane Lo. xam nga moom ak Bada ñoo bokk ndey ak baay. waaye moom ci ñi njëkk am licence ci lamb ji. Papa Lo la. Alaaji Papa Lo waaw dafa ñafe nag dafa ñafe ci réew mi kooku daal dëgg-dëgg. bu ko réew mi ñàkk nañu ko baax. loolu moo lay wan ne Pape
dara jaru fee ñaaw. lu baax rek moo am solo. wallaahi wallaahi lii rek lay nett. gis nga dañu koy faral di wax xam naa ne oustaz Pape Hann mën nañu cee gindi. suuf mën naa lekk yàq waaye fi lay bàyyi jëf. waaw loolu moom yàgg nañu koo wax. te boo defaree ba mu baax ci àddina. say jëf du nuyu. say jëf du nuyu alxaaj Pape bi ginnaaw bu ma la nuyoo nuyu mboolem ko xam ne yaa ngi jàkkaarloog ñun nuyu suñu jigéen yi waaye nuyu nag sama xarit borom sañsa bi borom mbaxana mu tagal mi borom palmaan bi mbaxane bu xonk bi moom sama xarit la alaaj Mamadou Mbaye di nuyu ñëpp alaaj Pape oustaz dañu ni almawtu yëti baxtatan waaye wala aw almawtu yëti faj atan ndee buy ñëw day bette waaye wala xam du sunduxul amal kenn ku ci nekk sa bàmmeel sa keesu jëf rek moo la fay fekk waaye itam yàlla dana fekkee dana attee nit ñi ci waxtaan yu baax yi ni waxtaane nit ka dem nga mu dem yàlla xool ca ñoom moo tax yonent bi waxoon ni na ngeen waxtaanee seeni néew ci bu ñu demee ngeen wax ci ñoom lu rafet ndax malaaka yaa ngi toog di bind alaaj Papa Lo mi baax gi nu wax ci moom am na yiw bu ko fekkee foofu ne ko alaaj Mamadou Mbaye mu wax lu baax ci yow àdduna bépp di ko déglu yal na yàlla kayal aljanaam ñu dénkoon ko bu baax ku baax Adjaratou Awa Gueye mu Assodatel ñu ngi koy ziar moom tamit njaboot Assodatel googu Adjaratou Awa Gueye moom itam ba mu demeek léegi mu ngi bëgg a yàgg waaye jigéen ju baaxoon itam xam naa ne ci fàttaliku itam dinañ ñëw ci moom bis waaw kooku Pape dëgg dinaa ci kontaan ndax moom yaayam ci grande dame yi njëkk a tekki ci réew mi ci la moo jàngal jéeg ji ni ñuy commercer wallaahi dëgg la Adjaratou Assodatel moom Bokar Moussa loolu moom moo lay wan ne réew mi am na ay référence wallaahi Pape dëgg Sénégal daa bëri modèle loolu am na ñoo xam ne bu ñu tënkoo ci ñoom rek kenn du jàdd kenn du déraper waaw kon ñu ngi ziar bu baax sunu xarit boobu di Mbaye Kane Lo mu Alaaji Badalo Mbaye Kane Lo mu Papa Lo nag bokk na ci ñi nga xam ne ràññee woon nañ leen bu baax ci wàllu làmb ma nga génnee àddina dëkk bu ñu naan France Elage ba tey rek comme tey moom ci njaali la ñu xëyee ñu jaale itam maître Tamaro Seydi waaye juróom bu jigéen bi génn àddina moom itam di woon ku baax jigéen ju yàlla baaxal ndax dañu ko nekk Adja Idrissa Seydi El Hadj Idrissa Seydi mu nekk tamit koo xam ne kile shérif la wallaahi boo ne ko jàkk rek da ngay seen leer gi ci moom ndax am na ñoo xam ne nii julli ak jàpp ak jaamu seen borom kër rek moom la ñu wallaahi vraiment nag mu yar ci nag famille bi nag kon loolu nga wax ci Tamaro ak i magam ak i rakkam keroog ba nu fa demee ak monsieur le ministre ministre du conseil du ministre Youssou Ndour président da nga koy xool xam ne daal kii ci ñi nga xam ne nii tamit li leen seen bàyyi yàqunu ko Tamaro Seydi ci la ba kon ñu ngi koo jàll sunu ndey ju baax joojule après Cheikh Diallo waa kay réew mi nag dafay amoon ñu fi ne di fi def lu baax ku ci ne ñu lay fàttaliku àjjuma bu jot ak El Hadj Mbaye Garmi tey defe naa dinañu dugg ci tund woo xamee ni kanu fa jël def ko exemple modèle la moom tamit wala modèle la yàgg a nekk ci jigéen fii ci Sénégal waaw dañu jël nag tey koo xam ne kilee day bàkk lébu yi saa su ne ñëpp xam ko muy Adja Yaxara Dem lébu bu mës a génn ci Cap-Vert soo gestoo da nga ko gis ci ginnaaw dëgg-dëgg sa ginnaaw mu di la wax loo xam ni da nga am jomm da nga xam ne lii moo la war da nga xam lii nga war a def kooku tey moom laa indi waaye ci biir bi moo wax dafa tudd benn sénégalais boo xam ne bi exemple la muy Ousmane Paye bu francophonie ma laxas ko ci génnewaale ko ndax Ousmane Paye itam dëgg-dëgg kenn tudd réew mi te doo ko tudd bi Abdou Diouf di dem da koo yóbbaale ndax xam-xamam bu bari teg ko ci wetam loolu moo war ne exemple dafa am solo bari na yuy xew ak di génn ci yar la rek ak yarin wi waaye am na ñoo xam ne ñii fi ñu leen yaree dëgg-dëgg ba ñu toog ci place du ñu wax dara loo xam ne lii day déranger wala warta nekk Ousmane Paye noonu ci la bokk am na daal Sénégalais type Sénégalais yoo xam ne yi ci ñu war a roy ci la bokk te Ousmane Paye moom ci la bokk Pape Cheikh Diallo mu ngoog kon ci kanam la ñuy waxtaane tubaarkàlla ñooñu ci fàttaliku gi ñuy fàttaliku àjjuma bu jot ci yeewu leen bi oustaz Pape Hann dina jàkkaarloo ak Cheikh Bou Diop bu ca kanamee la may faral di wax rek ëtt yëpp amu ci benn boo xam ne am nga ci sens interdit oustaz mi ngi noonu ndax ñoom ñëpp kenn la ñuy bayal mooy Seydina Mouhamed Cheikh Bou nag waaw sunu xarit boobule Cheikh Bou nag tey mi ngi bàyyi ko ca Ndiassane kër Maam Bou Kunta war a ñëw nag surtout Seydina Mouhamed boobule moom itam war a ñëw wax ñu kanay Maam Bou lu mu wax rasulullahi ñu bégalee ko soppay Seydina Mouhamed yi waa kay kon de xam naa tey Ahmed Bachir Kunta sunu kilifa googu bu ne ca RTS dina kontaan ndax moom mooy seen porte parole Ndiassane donc dina yëngu ci fajar gi ak oustaz Pape Hann daañu dalal ki nga xamee ni moo di Cheikh Bou Diop leneen loo xamee ni soxal na jigéen ñi tey Mado dafa xëy sañse comme signaar ya ba mu xëyee nee na ma lii bëgguma ko woon sax sol ma ne ko pourtant loo sol mu jàpp la sunu borom dogal na ni da ngay def rek ñëpp reprendre te da ngay inspiré jeeg ji seetaan yeewu leen fajar gi ci kanam dinañu waxtaanee lu jigéen bëgg muy ngalam
waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee di nuyu nag mbokku téléspectateurs yi ak ni ma fekk ci plateau bi nag tey nag dinañu waxtaanee li nga xamante ne soxal na jéeg ji torop ni ñu koy waxee di ngalam moom la jéeg ji bëgg ñu demoon nag ci ëtt boo xamante ne ëtt bu mag la di waa kër ñangeen ñoom nag ñoom ñooy borom bijouterie de l'islam waaye bu ci kanamee xam naa ne dinañ ci recevoir kenn ci ñoom ñu wax ñu ñoom nan nañu bàyyee seen waar ndax dañ naan tëgg dawul mbaar ay diplôme la ko koot la ko mën na ko lu ko neex la koy tonto jeex na tàkk jërëjëf kon ci kanam dinañu waxtaane or ak njëriñam ak ñi nga xam ne ñoo fi ne jox ko valeur boobu ba tey di ay ndaanaan yoo xam ne ni mosuñoo daw mbaar ci kanam nag dinañu waxtaan ak ñoom ak ay découverte ci ay modèle ak yenn yoo xam ne ni dina neex jigéen ñi ca kanam lay doon ak Mado et puis Alfi mi ci waañ wi tey daf ñu indil togg boo xamee ni naar yi ñoo ko yàgg initié ci dëkk yu mag yi ñu tuddee ko kebab gis naa ñoo xam ni bu ñu demee dëkk bu mel ni France kebab la ñuy njëkk a wuti et pourtant mën nañ ko defar ci kër Alfi nag tey technique yi ñu mën a defaree kebab la ñuy jàngal ak tagalam gu ndaw gis nga waaw ba def jubbu ci kanam gi Alféris nag bonjour Pape Cheikh bonjour Alfi lu xew ba nga xëyee nii tey lan lu xew ba Pape Cheikh dara xewul xanaa di voyager rek dem ba Turquie Pape Cheikh jëli fa kebab de poulet tey moom la ñuy fas yéene réaliser suñu rubrique cuisine Pape Cheikh fii ci Yeewu Leen toujours ak les produits Sofiex beurre Sofia donc ci kanam rek ñu wan leen nan lañ ko mën a réaliser suñu kër muy recette bu facile Pape Cheikh d'accord kon ci kanam lay doon ak Alfi lépp la ñuy waxtaane nag ci Yeewu Leen dinañu am invité yu bëri ay gan yoo xamee ni ku ci nekk di nga ñëw am loo ñu indil ay info utile ak yi leen di jëriñ itam daañ ci ñëw ci ñaareelu xaaju Yeewu Leen bi xanaa rek ñu jàll ci xibaaru jaww ji Ndakaarook Sénégal ak li ko wër comment il fait chez vous tey wax nañu ko Mam Fati bi ñu yeewoo fii ci Ndakaaru daanaka buntu kër boo dem fees na dell ak poussière qu'est-ce qui s'est passé poussière bi bëri na Pape Cheikh mu mel ni peex si ñu daan gis ci suba gi peexu suba gi fii ci Ndakaaru poussière bu bëri moom moo ko remplacé ni ki démb ba tey itam poussière baa ngi wàcc mu mel ni itam jeexagul dinañ ko amaat ci journée bi ba ci kanam lu ci mën a am moom température yi fii ci Ndakaaru 18 degré la 16 degré ca Saint-Louis moom mooy bu gën a ndaw ci suba gi Podor 17 degré 19 ca Matam 19 Linguère 17 Diourbel 18 degré ca Kaolack 20 degré Tambacounda Ziguinchor 19 Kolda Kédougou 21 degré ci ngoon gi mu mel ne itam dina xaw a mbooye tuuti Pape Cheikh rawatina ci biir réew mi fu ci mel ni Kédougou man ke 35 Kolda moom àgg na ba 39 34 degré ca Ziguinchor Tambacounda 35 36 ci Kaolack Diourbel ak Linguère 33 38 ca Matam Podor 31 degré Saint-Louis 28 et puis Dakar 23 degré lu jëm ci marée yi pleine mer bu njëkk bi ñu ngi ko am bi 3h45 minutes jotee ba ca topp ñu ngi koy xaar 16h30 lu jëm nag ci marée basse yi bu njëkk bi 9h45 la ba ca topp 22h55 minutes géej gi dina yemamaay bu leen fàtte seen kiiraange mooy seen gilet de sauvetage suñu mbokk nappkat yi waaye waxtu yi gën a baax ngir dem géej 2h40 la ba 3h40 minutes waxtu ba ca topp ci guddi la 20h57 la ba 22h57 minutes jant bi fenk 7h27 ma ngay sonak bu 19h tegalee fukki simili ak juróom-ñaar Pape Cheikh loolu mooy xibaar yi aju ci météo bi. mu ngoog Mam Fati ñu ngi lay gërëm bu baax xanaa ñu bàyyi la rek nga daw ca ginnaaw nga ni noo koy defee saa yoo paree sa partie bu njëkk. da ngay dem ca ginnaaw naa ni café bu am pourri te tàng. déggal loolu à tout à l'heure. ngéwél gaa nga fépp élage ah Fatick fii toj de ah. góor gi léegi dafa landi. wallaay dafa landi. même les journalistes soo ngéwélee. waaw soo ngéwélee. jërëjëf Fati bu 10h jotee nga del si ci plateau bi 10h lay tombeel bu ko defee astafurlah 8h plutôt lay tombeel 7h35 mooy doog a jot fii ci Ndakaaru ngeen xëy àndandoo ak ñun ñu leen di ñaanal week-end bu neex ci télévision Futur Média fàttali leen ni ca fajar la ñuy ibbi téléphone yi fu ngeen ñu làmb daj ñu 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 dépenses yeeg yu baax yi ñun ñoo koy séddale te bu ñu neexee sax bañ a añ si ndax yéen rek la ñu bëgg a bégal teral leen ba ngeen kontaan seen week-end mën a neex alors dama bëgg ñu waxtaan tuuti comme ñaari ajjuma yi dañuy ibbi suñu ay parenthèse boo seexee waxtaan ak ay borom xam-xam dala war rek muy profito ca sàkku xam-xam ca ñoom te xam naa ni El Hadj man bay garmi oustaz Pape Anne ak ñi nga xamee ni ñooy àndandoo
àndandoo ak ñun ci Yeewu Leen àjjuma bi ku ci nekk sa opinion daf ñuy soxal ci d'habitude yi nga xam ne ni mu ngi ci réew mi alors li lëmbee réew mi nag defe naa xam ngeen ko xëy na dina ci baax itam ngeen joxe ci ay conseil parce que réew mi coow li dafa bëri ku ne ngi waxee boor ñu gis ni Sénégal dañoo xewal loo xam ne ni lu ñaaw la xaste ak waxante lu ñaaw baaxul alxaaji Pape muy lu xew lool ci dëkk bi léegi waaye man day wax ju ñaaw waaw li ma soxna Safiyatu wax bu sëriñ Habib mu ni ma wax ju ñaaw nañ ko ignorer bañ koo dégg mooy technique bi olof dañuy wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaan olof lu mu la wax rek dëgg la yenn saay dëgg la de te bari na lu mu lay wax fekk dëgg la te yàlla bëggul wax ju ñaaw te yàlla ne Sayyidina Muhammad yonent bi moo ni ittaqu da'watul mazluma moytu leen ñaanu ku nu tooñ tey su ma la tooñee nii nga ñaan ma yàlla dafay dal direct tooñ baaxul denn waaw mais xaste yi dafay dem ba day ëpp ba man damay jàpp ni sax ci mujjug jamono la ñu ne waaye am na foo xam ne boo fa tolloo dëkkmal borom bi subhanahu wa taala dootoo wax lu ñaaw mukk am na foo xam ni boo fa tolloo dëkkmal borom bi subhanahu wa taala daa xam ni mën ngaa defar adduna dootoo wax lu ñaaw mukk lu ñaaw dootul génn ci sa gémmiñ mukk te it nag am na góor goo xam ne boo ko waxee lu ñaaw wax nga ko góor yëpp am lu ñu yëg seen xol am na ci ñoo xam ne cofeel gu nu amoon ci yow sa daa dana mujj wàññeeku waaye ñoom xanaa seytaane daf leen moom kii wax lu ñaaw wala ki jàpp ñi dañu ko tooñ ba mu jaral muy génn lu ñaaw ci làmminam xam nga xol alaaj Pape xol al aqlu huwa markazu tamyiz xel mooy magasin ràññetle waaye xol bu fekkee xol dafa defaru sa xol bu defaroo lu ñëw yàlla nee na su ma la tegee nattu ak naqar boo mën a am na nga ko muñ delluwaat ci man waaye bul am naqar di ko jëmale ci doomu aadama ndax man yàlla inna allaha ma'a sabirina maa ngi ànd ak way muñ ñi Sidna Ali waxoon ni wa iza bulita bi nakbatin fasbir laha mu ni wa iza bulita ndéem na toof na la bi nakbatin ci ay tiis ci ay problème u àdduna mu ni fasbir laha nu nga ko muñ oustaz xanaa Sénégal dañoo xamatul lii ngay wax ni waaw mu ni man zaara ayta musallaman laa yunkabu ana kan nga gis mu mucc dund ba dee te amul nattu ñu ni ko kay amul de mu ni kon léegi lu des mooy fad'u li rabbika ñaanal sa borom te wax ak moom te bañ a wax ak kenn nag d'accord bërki démb Youssou dafa waxoon ni Youssou Ndour ministre dani sa daraja bu mu la jiital ba nga defe ni waruloo juum ak daraja boo mën a am bul fàtte ni nit nga nit ku dul juum amul bu fekkee daf la dikkal nag mu dal la nangul ni juum oustaz yàlla buur bi rek moo dul juum te mooy borom bi subhanahu wa ta'ala oustaz tu as chanté aujourd'hui il a écouté aussi la chanson maanaam Youssou dafay wax yoo xam ni wax dëgg yàlla jaroon na ñu bind ko lu ñu déglu rek bàyyi bari na ñuy wax ci réew mi ñoo xam ni ñooñu seeni wax dañ ko waroon def ay livre di ko bind man daal oustaz dama tiit ba fan yi li ma sàlloo rek mooy lu xew lan moo xew man daal loolu laay laajte lan moo xew qu'est-ce qui se passe léegi ci doomi aadama kaay ma wax la lan moo xew ci doomu aadama yi réew mi fi mu toll nii ñëpp am lu leen naqari wallaahi parce que doomu aadama nit dafa fort te yonent bi waxoon naa la barki démb ne ki mu gën a bëgg ci nit ñi mooy ki amal nit ñi njëriñ te alxalqu kulluhum ayaalullahi mindeef yëpp njabootu yàlla lañu mindeef yëpp njabootu yàlla lañu xam nga saa yu Sénégal bëree tension oustaz ak El Hadj Mado Alfi ak yéen ñi seetaan ñun ñëpp bokk waxtaan bi parce que chaque jour ma ne leen Yeewu Leen moo raw Facebook réseau social la lépp la ñuy waxtaanee saa yu dëkk bi bëree tension ba ñëpp jaaxle xel yëpp dafay dem ci ma Abdou Aziz Sy Dabakh ku baax kooku le xel yëpp xam nga lu ma dem ci moom bu fekkee potu ndox bii su ma ko naanee ma mucc man Abdou te su ma ko naanee Sénégal tàkk ma jël potu ndox boobu jox ko waa Sénégal mucc man a Abdoul Aziz ma loru kilifa doon lay mel Cheikhul Hadj Abdou Ngok ma wëcc ko ci ñu duufal suñu bët tuuti ci écran bi di ko gis tey wax ci moom suñu xel yi di dal moo ni woon nañu tàppe xol yi loolee nag exemple la bu ñëpp di jël waaye dafa mel ni gaa ñi duñu ko appliqué xam nga Pape am na koo xam ne kile bu waxee billahi dañu koy roy loolu nag jar na bàyyi xel te fii réew mi toll waaw El Hadj fii réew mi toll léeg-léeg nga dégg wala nga gis koo xam ne kii lu yiw rek la nu yaakaar ci moom mu génne loo xam ne lii tubarkalla waru ko génne ci moom mu am na ñu ci roy yow lorotoo kañatoo rek sa bopp
dafa am touche boo xam ne bii sa ginnaaw la ñu nekk dañuy yaakaar ne sa ñooñoo def lépp loolu rek war na tax dëgg-dëgg kàddu gu nga bañ ko génne waaye léegi-léegi tamit nga wax nit dara moom mu dem rek tënku ca yàlla toog ca jël muñ teg loolu nag dëgg-dëgg exemple la boo xam ne bii président def na ko waaye def na lu fort ci tënku boobu mu tënku rek jéggale di jëllale nag toog kilifa day jëllale waxu ca dara seetu ca pouvoir am xoolu ca dara xoolu tamit dëgg-dëgg cër boo xam ne bii yàlla daf ko ca jox loolu rëy na trop kon nag kooku képp kuy sénégalais war nga ko féliciter ndax loolu parce que ngañ Pape Cheikh wax boo xam ne bii mën a taal réew te ki ko génne yàlla dagg ci dooleem am lu mu ko jox mu muñ rek te yàlla tax loolu nekk na loo xam ne li Sénégal yi yëpp ñoo ci kontaan kon daal dëgg-dëgg te nag bu wax jotee ku waxul rek war na la limaale waaw xëy na wax jooju exemple la waaye li ma waxoon sànq rek laay waxaat dafa xew fii ci Sénégal léegi ñëppay waxante lu ñaaw daanaka ba internet yi bëree dañuy waxante lu ñaaw yéen kaay yi dañuy waxante lu ñaaw léegi dañuy weerante da ngay gis ku la mere sax daal di lay menacer ndax internet mais Ibrahima am na ci ku may yónnee ay numéro journaliste man kenn musul gis loolu donc yooyu dafa nekk lu doy waar dafa mel ni nit ñi yenn saa yi man dama koy laajte ndax nit ñee dof wala man maay bëgg a dof parce que finalement dootoo comprendre ti pourquoi defante lu ñaaw ak waxante lu ñaaw Pape Cheikh ak bëgg a toroxal ak bëgg a kenn musul gis lii bi dara xewee waxante lu ñaaw bu ñu ciy tedd xam nga waxante lu ñaaw kenn daawu ci tedd léegi waxante lu ñaaw dañ ciy tedd d'accord am na ñoo xam ne ñi ci waxante lu ñaaw ñoom ca lu ñuy tedd Pape An daje na ak Amadou Mbaye Gariñ ñu ne daal dëgg-dëgg borom oobeeg borom tagal gi daje nañu ñoom ñaar nga ne salaax ca diggante ba pour mën a am dara d'accord am na ñoo xam ne ñii ci wax ju ñaaw ca lu ñuy dañ ciy tedd léeg-léeg da leen di jaral sax waaw ndax dina am mucc hélas du am sax waxalal ma lu ñaaw bala ngaa xam ni baaxul tey bi débat avant nga toll ci sukuraat bala ngaa xam ni waxtu doomu aadama lu ñaaw baaxul toroxal asgor baaxul nga am ñetti fan ci biir bàmmeel te bala ngaa dee yàlla dina la toroxal ba say mbokk yëpp yëg ni yaa ngay torox lay waral loolu mooy am na ñoo am saa yu ñu xëyee rek ñu ngi wax ci doomu aadama lu ñaaw ñu ngi toroxal asgor Ibrahima ibnu Ëddëxam bi ko waa Bisra laajee waa dëkk ba waa Basra ne ko waaw ñun mu ngi taw ñun dëkk bi ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi wàcce kaamil lu ne ñu ngi koy def di saraxe mais suñuy dara doxul mu ne yéen ne ngeen yàlla dëgg la mais gëmu leen ko ne ngeen dee dëgg la mais préparé wu leen ko yéen ne ngeen aljana dëgg la mais jëfu leen lu leen fa yóbbu te kat li tax yàlla jéppi leen mooy bis bu nekk yéen a ngi ci ayibu nit ñi bàyyi seen bos saa yu xëyee rek yaa ngi lijjanti Pape Cheikh Diallo lu bon loo ko waxee lu bon loo ko weeree yow am na lu ne ci yow loo xam ne bëggoo kenn xamul wallaay dëggal la mu wax te kat yàlla moom laa tàqusuhu du ko jot sinatun ngëmintu wala naw mu du caagi nelaw yàlla gëmintuwul nelawul te mi ngi jàkkaarloog lépp yàlla nee na ëllëg la ngay ka ngay tuumaal pour am ca dara dërëm boobu naa ko rek léegi yow su ma la tus alun na yow ma isin ani naimi naa leen laaj ca bis ba dërëm par dërëm waaw yow dërëm bi fu nga ne dërëm bii day yàq as gor a taxoon ma jël ko ñu ni ma kat kii kat boo ko toroxalee ci internet bi ma jox la nangam ak nangam kompoloog ndaw sii fexe leen nu ngeen ko daanalee fexe leen nu ngeen ko tuumalee fexe leen nu ngeen yàqee deram dem leen kat jigéen jigéen ñaay am na jigéen ñu nit ci réew mi nag ñu ngi waaj la leen yitteel dëgg mooy ay nit a leen di fay pour ñu ñëw jàkkaarloog yow di jooy. yooyu ni ma la bëggee di jooy. di la filmer après yu ni mel. fekk ñu ngi lay fiiral waay ñu ngi lay fiiral moo tax kenn ku ci nekk war na bàyyi xel. wallaay waaw ku yebu rek moytu léegi. mbay daw rek ca ba nga ami tànk waaye li xew ci réew mi bi fi mag ñi nekkee de dëgg kenn sañu ko woon. mbaax a fi amoon ak lislaam ak ngor. bu ñu génnee léegi El Hadj Abdoul Aziz nga xam ne nii boo ne ko masaana jàkk lu nit mas a def te mu rëy moom yoonam néew ci dalay wax naan daal lii nga def tegoo ko fenn du xool sa daraja bëggul sa am seetul loo nga xam ne ni dëgg dafa war a jóge ci yow ci moom ñëw ci moom bëggul ca dara li mu bëgg rek mooy lépp loo xam ne ni daal lii daal tegoo ko ci yoon ak kilifa ak ndombay tànk ko mën a takk mooy daal lii daal d'accorduma ci réew mi nag dafa toll foofu ci joxoñ baaraam ak duut baaraam ni daal lii daal teguwul ci yoon te ñi tamit ñu ko war a wax itam di ko wax ndax am na ñoo xam ne tamit am na lu ñu séenu ci ñoom fu ñu di ko waaye daal Pape Cheikh li ñuy yàq gor yi daal bari na moom gor yi moom képp koy gor rek am nga loo bàyyi xel fi nekk ni moom rus ngaa
da ngay am sax ay jomb-jomb te nag ba Pape ñu privilégié wax bu ñaaw ci télévision yi ak rajo yi muy lu doy waar sax jox leen ci ëtt bu yaatoo yaat doguma la ñuy wax lu leen neex doguma la tegul fenn maa gis benn waaye buy faj ñu wérul di faj dof yi waaw nee na ma bari na ñuy wax ci télévision yeeg rajo yi fii la ñuy ñëw di faj wérunu wallaahi dañuy naani doom dañoo wérul dañu ay dof la wallaay wéruñu wallaay wéruñu ndànk wérunu xanaa ñu ñaanal leen rek ñu ngi leen di faj dañuy ñëw ci télé bi sañ si jàkkaarloog yi mbaa ci rajo yi di wax nit ñi di leen déglu di bàyyi xel seen wax fekk wérunu la dof ba waxoon waaja bi ko waaji rombe ne ko yaa ngi dof rek yow doo faju mu ne ko man dof laa mais xam naa ne dof laa yaa ngi faju am naa sens wér yow mi nga xam ne dangaa dof te xamoo ne dof nga nag wallaahi moo am ci réew mi bari na ñoo xam ne seen xel dem na te xamuñu ni seen xel yàlla na yàlla dolli sutura Pape nañ leen recensé nag waaw war nañoo recensé waaye ñun nag dofuñu Demba dofuñu yaakaar nañu ko Demba waaw dofuñu Demba li tubaab di wax on sait kii yàlla na yàlla dolli sutura amiin Allah yàlla na yàlla dolli sutura te wax dëgg yàlla li ñuy ñaan rek mooy kilifa yu mel ni Ma Abdou Aziz Sy Dabakh yàlla na sunu borom taas ñu ci seeni barke tey ji nag xel dafa dem ci moom ndax bu ñu tollee ci jamono yu mel nii dañuy fàttaliku seeni kàddu seeni digle ak seeni yeete ndax bu ca ne war nañu caa dox bu ñu bëggee texe ci àddina 7h47 mooy doog a jot ñu ngi leen di ndokkeel encore di leen ziar te di leen ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média di wax rek ni mën nañoo làmb kenn ku nekk ci téléphone bi laataa ñuy dem ci fitness bi tey nag sport boobule ñu ngi ci àndandoo ak waa dax Madame Fitness Ousmane Fall a ngi waajal ca ginnaaw bu ko defee ñu mën a jox leen exercice yoo xam ne ni bu ngeen ko seetaanee di ngeen mën a am forme bu am solo laataa ngeen di génn ci seen i biir kër 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 allo. 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 oui. Abdou. waaw kooku. Yar. yow la kan. Abdoulo. Abdoulo. waaw. Abdoulo barki démb yaa fi wootee. déedéet maa ngi soog a woote la première fois. yaa ngi woote c'est la première fois. waaw. j'espère que ce ne sera pas la dernière fois Abdoulo fooy wootee. Touba. yaa ngi fan ci Touba. waa ngi Touba mosquée bi. yaa ngi Touba mosquée bi. waaw. ban quartier. marché Ocass. ndeysaan. marché Ocass. yaa ngi Touba côté mosquée bi mais yaa ngi marché Ocass. waaw. d'accord xanaa sori woo guy mbind. xam naa itam yaa ngi dëkke boori Daaru Marnaan. dëgg la waaw guy mbind noonu waaw. ndeysaan yaa ngi boori Marnaan. waaw maa ngi sori woo héliport bi tam. déedéet. ndeysaan ndax xaw naa sori. xaw ko sori tuuti. waaw ku neex a woote ku neex woo nañ ci fajar gi. yaay joxe dépense seen kër. man waaw kilifa laa de. koo koy jox sa yaay kilifa kenn du ko wax. yaa koy joxe wala kan nga koy jox. soxna si nga koy jox wala sa yaay nga koy jox dépense bi. sama yaay. sa yaay nga koy jox. waaw ñaata nga koy jox boo xëyee ñaare. waaw lu ma am nag. loo am. waaw. ay ñaata des fois ay téeméer des fois ay 600. des fois ay 700. déedéet Pape. d'accord da ngay liggéey. man. waaw. déedéet liggéeyu man. lu tax liggéeyoo ci góor gu toll ni yow. waaw damay jàng. looy jàng. franco. franco arabe franco bi nu mu tudd franco bi nga ne. Al Azhar. Al Azhar. waaw. yaa ngi def ban classe. mi ngi seconde. yaa ngi seconde Al Azhar am na seconde. am na kay. kon baax na waaw. kon baax na am nga ñaata at. man maa ngi ay 19 ans yooyu ñaata ngay fay jàng par weer. maa ngi fay ay 3500. yaa ngi fay ay 3500. waaw. yeewu leen may na la 25000. d'accord. jar na ko jaru ko. non jar na ko moo ci télé. waaw kay yaa moom 25000 bul raccrocher comme ça ñu jël sa numéro de téléphone. waa kay ñu ngi koy gërëm bu baax suñu xarit boobu di woote ca Touba bu keneen duggee ñu teral ko yu baax yaa ngi tege 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 xam nga boo nekkee dóorkat comme petit ak xaadim lu tudd waaye kii laa ko bëgg a tuddee fu ko waxee Colbert wala grand boo melee ni grand père ak petit ay dóorkat lañu kenn du la wóoru boo waxee mu nga kooku woote léegi am na 25000 ku duggaat encore
encore ñu may la 25000 fii léegi 10 heures ma tegaat beneen 25000 ci enveloppe bi muy 50000 yooyu yëpp la ñuy séddale jagleel leen ko 7h51 ñu jàll ci fitness bi tey dañ ci ànd ak Rahma Damba fitness juste le temps d'un jingle avec la complicité de Mao Cissé. Ousmane na nga def waay waa kay Garmi bëggoon naa nga fekke lii est-ce que xam ngeen ni man maay président fan sa club am. bu Moussa Dioum. je te promets ah man maay président fan sa club Moussa Dioum loolu Sénégal musu koo xam c'est-à-dire carte de membre yeeg xaalis bi ñu ciy joxe kees beeg yëpp maa ko yore y a même pas de trésorier. maa ngi doog a comprendre kay. parce que dafa bëri ay fans nag. maa ngi doog a comprendre man la ñuy jox xaalis bi Cheikh moo ko yor laaj ko. tëgg nga ko li gars yi naan tëgg nga ko. kon dama tëgg ay combat yu bëri. Ousmane bienvenue Rahma Damba fitness. salaamaaleykum Sénégal pour fitness bi. Aïcha fitness ma ànd ak Moussa Dioum Omar ak El Hadj ok. DJ. ñu taxaw. 1 2 3 encore 1 2 3 ñu taxaw 1 2 3 ñu dem 1 2 3 option ak man 1 2 doon leen benn encore ci loxo yi 1 2 3 option ak man 1 2 3 ñu reste fii 1 1 1 bul fecc de xam naa la bul fecc de tournez ok team pour les cuisses on descend plus bas encore come on plus bas pour les cuisses plus bas encore ok la poitrine haute dangeen di siggi encore 4 3 2 1 courez avancez 1 2 3 stop 1 2 3 stop 1 2 3 stop 1 2 3 stop encore 2 1 2 3 stop on recule 1 2 3 encore une fois 1 2 3 stop on revient 1 2 3 avec moi 1 2 3 jump 1 2 3 jump 1 2 3 jump 1 2 ok stop good job Pape Cheikh kaay liggéey. merci Ousmane Pape Cheikh kaay liggéey. merci Ousmane. allez liggéey def Pape Cheikh. léegi dañuy jeexal ak conseil yi. ñaw. salaamaaleykum ok encore une fois dama am ay points yu ndaw yu ma bëgg a laal rek. yu ndaw day gaaw nag parce que moom tem mu yamale ma quoi. ay ca gaawal kon. ok bu njëkk bi mooy adolescentes yi ñi nga xamante ni à partir de 12-13 ans ba 18 ans da nga gis ay xale yoo xamante ni dañuy teel a obèse. dès bi ñuy nekk xale te parents yi duñ ci bàyyi xel te en général am na ñoo xamante ni seen famille dañu nekk nitu yaram am na ñoo xamante ni seen papa poche yi moo am dara dañ leen di seetaan di leen defal li leen neex mais dañ leen di lor parce que au fur et à mesure ñuy dem loolu day gën a yokk te du deñ donc li may joxe conseil mooy xale yi ñi obèse ak ñu obèsul ñëpp war a def sport parce que plus ñuy toog di nekk xale di obèse plus seeni fan di gàtt quoi naa ko wax quoi parce que mënoo màggaale am yaram yi muy dem di dem c'est impossible sa yaram sa xol dara du ko attan donc xale yi à bas âge nañ leen di dugal ci ay activités physiques muy ñii di def football ñii di def athlétisme ñii di def nañ leen dugal si loo xamante ni daal non stop dañuy nekk ci activité di def sport parce que ñun avant
waxuma sax sama génération ñun amuñu dara. mais ñi njëkk bokkoon génération bu baax yow. yaa ngi may tooñati de. léegi xale yu frais yi la ñuy wax. génération yi njëkk. seen fowukaay lan la woon. ndege. pëna. donc lépp physique la woon. ñun suñu génération ñun amuñu dara man personnellement man musuma am console jeu télé wala dara. donc génération bu mujj bi ñun suñu doom yi am nañ lépp. wallaay dañuy teel a dañuy toog rek. di jouer duñu bouger. et c'est pas bien. voilà te loolu mooy li gën a bon. booy lii rek la ñuy entraîner pousse lii. baaraam bu mag jouer rek. genre papis gi defuñu genre petit gi defuñu leneen. ok deuxième point bi mooy problème mu cholestérol bu ñuy dégg ci télé yi. ci rajo yeeg ci nit ñi am na ñoo xam dañ defe ni tant que nit ki amul yenn yaram yi rek amul problème cholestérol. des fois nga gis nit am yaram te amul am taux de cholestérol bu normal. am koo xam dafa sew ruuj mel ni Pape Cheikh. ba pare am taux de cholestérol bu élevé. exemple laay joxe dama am benn xarit bu tudd Thiali Ndiaye Mamadou Ndiaye Thiali lañ koy wax dafa sew. mais dafa mus a def ay feebar def ay analyse médecin bi ne ko boo deful attention cholestérol bi daf lay rey te dafa sew ruuj xam en général boo sewee da nga naan dama bëgg am yaram donc doo jël lu dul lu gras di lekk n'importe comment. dëgg la lekk gu bon pour bëgg am yaram. or que yow doo nitu yaram boo dul nitu yaram donc cholestérol bi daf fay nekk di fa nekk. d'accord te bu ëppee daf lay gaañ parce que day boucher yenn yoonu deret beeg yooyu noonu. mooy indi ñuy am ay arrêt cardiaque parce que cœur bi bu pompé. jaarul fi mu war a jaar daf koy sonal. tout à fait. deuxième bi mooy bu fekkee nag ci bopp bi la mooy AVC bi ngeen di dégg. bu pompé fekk fa graisse mu bloqué ko nga dem ardo. yàlla na ci yàlla donc ñu moytu loolu noonu bu ñu wax ni rek awma yaram naa lekk lu ma neex naa def lu ma neex parce que dama bëgg am yaram. ki am yaram di moytu yow doo moytu nañ moytu loolu parce que mën nga sew am cholestérol bu ëpp mën nga am yaram am cholestérol bu ëpp. ok asalaamaaleykum. merci docteur Ousmane Fall. Rahma Damba merci yow merci beaucoup Moussa Dioum suñu champion. et bonne chance ci saison bi ñu mën ngeen leen fekk Rahma Damba fitness ci ay exercices yu am solo xam nga sport dafa am solo donc ñu ngi leen di ñaan rek ku ci toog na nga boo amee temps nga dem defi ko oustaz Pape Anne c'est un champion de football xëy na léegi la toog di waaraate rek waaye ba léegi mu ngi ci sport bi ndax fekk naa la ci ay salle ba tey El Hadj Mbaye Garmi itam de temps en temps itam mu def marche. waaw xam nga man nag Pape Cheikh xam naa war ngeen wax daal ci man. wax dëgg yàlla man moom dëgg war naa commencer entraîner. c'est important waaw c'est très important. parce que vraiment waaw. dama sama benn xarit daf ma jëndal benn kii boo xam ne bii sama dooma nga noonu du ma bàyyi ma kii. da nga ci taxaw. di daw quoi waaye keroog ba ma ko indee ba ma lem ko ba teg ko. lemeeguma ko mbay. kon poussière na mbay. nga jël vélo. sport am na solo faites du sport ñu ngi gërëm donc Rahma Damba fitness ak suñu xarit Ousmane Fall 8h04 moo jot léegi ñu jàll ci xibaaru suba gi. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média juróom-ñetti waxtu di 8h jot léegi nii ñu door xibaar yi ak coowal kii di Massaly fi mu tollu tembe ma nga ca yoonu Rëbës. moom Massaly démb lañu ko téyewaat gannaaw ba ko gendarmerie tuumaale ne daf ko diffamé moom nag lépp mi ngi tukkee ci ba mu yëkkatee ay kàddu jëmale ko ci Aminata Tall jàppam gu njëkk ba nu ko bàyyee itam jëlaat nañu ko nee ñu yeneen kàddu la yëkkati yoo xam ne dañu ko jàppee diffamation lu ci mën a am daan ci dellusiwaat ak rédaction bu télé Futur Média si suñu yeneen jotaayu xibaar njàng ak njàngale di wéy di sooxe CUSEMS benn ci kuréelu jàngalekat yi nekk ci daara yu digg doom yi tey ji daañu amal seen toogaanu ñaxtu ca place de l'Obélisque xam nga Pape Cheikh ni ki démb lañ ko bëggoon a amal ca ministère fonction publique waaye nag ki nga xamante ne si moom mooy préfet joxu leen woon autorisation boobu itam mbir la mu ñu nar a topp ñu des ba tey ak ñoom seen jëwriñ di ministre de l'éducation moom wax na li mu wax nag Serigne Mbaye Thiam mooy daal lu jëm ci grève boobule waxtu wi doon woon waxtu wu gën ndax ñi ngi woon ci waxtaan woo xam ne bu nu ko wéyaloon amaana saafara mën naa indi ci jafe-jafe yi loolee di kàdduy Serigne Mbaye Thiam mi ngi ko yëkkati nag ci lancement officiel
fondation secteur privé bi soxal wàllu njàng ak njàngale ca daara ju kawe ja itam naka noonu grève am na ñetti fan grève la jàngalekat yi door ñi bootu ci SAES démb la ñu ko door ñoom it li ñu bëgg nag nee ñu nguur gi mu daal di sàmmonte ak li jëm ci protocole d'accord bi nga xam ne xaatim nañ ko ci atum 2011 ak it loi cadre boobu leen ñu teggi ko teg ko fële gis ñu ci seen bopp ba tax ñu taaloon ko Modou Diop Fatimata Ba dem nañ ci daara ju kawe ja ndongo yo ànd ak njàqare ñu teewlu lañ fa jëlee. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ndongo yu néew di jaabante ñoom nag ñu bëri ci ñoom tey defuñu cours. dañoo ñëw fii mais bon les enseignants étaient en grève donc dañuy perdre suñu journée. c'est pas aussi intéressant nga jógee sa kër yow 6 heures du matin pour am place ci amphithéâtre yi ñëw ba yegg si toog ñu ne le prof n'est pas là. grève ñetti fan ñu door ko alxamis bi mot d'ordre bi waa SAES di syndicat autonome des enseignants du supérieur ne topp nañ ko ndax fu bëri kenn jàngalewu fa. muy fac droit wala fac lettres wala faculté des sciences économiques et de gestion muy INSEPS muy ESEA foofu yëpp dem nañ fa tey si suba li ñu gis moo di suñuy militants ñun SAES suivre nañu mot d'ordre bi. syndicat boobule nag di wéyal xeex bi mu sumb ngir rek nguur gi sàmmanteeg diggé yi nga xamante ne defoon na ko ci atum 2011 waaye tam fexe ba duñu jëfee loi cadre bi indi ay coppite ci université yi ci Sénégal. du loi cadre rek moo ñu tax a jóg loi cadre si la bokk loi d'orientation si la bokk suñu protocole d'accord bi nga xam ni nguur gi signé na ko depuis 2011 xaw ma 2012 fàtte ko rangé ko si tiroir yi si la bokk. étudiants yi ne am nañ lu leen metti lool ne bu ñu sañoon nag nguur gi ak jàngalekat yi ñu toog waxtaan. syndicats yi tamit dañoo war di xool intérêt étudiants yi quoi parce que aussi à chaque fois que su dara amee nga ñuy def grève bon suñ demee dañuy dem ba après étudiants yi la ñuy prendre en otage quoi donc mais aussi état bi moom it war na jéem a def en sorte que mu toog ak les acteurs. dañoo war a gisante si pet gisante toog waxtaan autour d'une table essayer de trouver un problème à ce problème de trouver une solution à ce problème drastique. SAES ñoom ne fasuñu yéene benn yoon dellu ginnaaw ci seen xeex bi ndax dañu jàpp ne nguur gi sax da cee jéemul dara ndax ndaje sax bi nga xamante ne jàppoon nañ ko ci aljuma bi ministère bi da ko reporté ba beneen. Fatimata Ba ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci leneen di coow li dox fële ca loterie nationale sénégalaise di LONASE ñu ne nag weer wu jot diggante 2010 ba 2013 moom kër googee ñàkk na lu toll ci téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu ne koppar yooyee dañu ko doon luubal di ko rawale ca Liban ñoom nag ci mbuxum moomee joxañ nañ ci baaraamu tuuma kenn ku nekkoon seen njaatika ay jamono di bay laawan ci noonu dañu teewlu kenn ci liggéeykat ya Seydou Mbuub lay wuyoo moom sax mooy secrétaire général bu collège bi ñu bootu dañu koy teewlu Mame Biram Diouf ak Mohamed ak Mar Dieng demoon nañu ci seen janoo ak taskatu xibaar yi. journaliste daf ne substitut procureur au niveau de la cour de répression de l'enrichissement illicite à l'occasion d'un procès ci biir procès bi daf ne que benn société bu tudd trust loterie groupe dafa doon jël ci xaalisu LONASE ci anam yu dëppewul ak yoon lu toll ci téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñeent di ko verser ci société ci compte benn société bu nekk à l'étranger ñu ne nag loolu moom nit mënu ko seetaan ñu méngale loolu ak période yooyu noonu ak période yi nga xam ne difficulté yi travailleurs yi amoon nañ ay jafeñ-jafeñ ci seen wàllu payoor partenaires yi doon liggéey LONASE pour ñu fayaloon ay problème la parieurs yi sax pour nga gañoon doon ay problème parce que mënuñoo jox xaalis bu toll noonu di ko génne ci réew mi di ko verser si ñoo xamante ne xëy na sax ñu ngi liggéey LONASE mais liggéey ñu ak lu toll noonu. ñun fu nekk nii faw ñag ñu jóg xool nag lii lan moo ko undu ñañ ñoo ci responsable ñu jël ko nag jébbal ko yoon pour que yoon def ci liggéeyam képp koo xamante ne tax nga ci mbir moomu ñu teg la ci yoon. wax ci beneen xibaar doomu Sénégal yi nekk ca diwaanu Libi ñenn ci ñoom daañu leen indi fii ci Ndakaaru seen lim sax ñu ngi ko xayma mu jege juróomi téeméer ñu ne roplaan bu njëkk bi tey jii ci booru timis la ñu koy xaar ay doomu Sénégal yooyee nekkoon foofee ca diwaanu Libi kon dina ñëw fii ci Ndakaaru. ñu wax ci beneen xibaar bu soxal askanu Sénégal rawatina ñuy jaar ci passerelle ba nekk ca booru Cissesse mbir mi di ab xibaar mooy boobile passerelle ab camion moo ko mbëkk ba mu ko mbëkkee ba tey njàqare am ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fay jaar ndax léeg-léeg ñeñu bu ñu teggiwul wala sax ñu def seen i feem jéyee mën na faa am Cheikh Tidiane Dione Thierno Laurent Mendy ba mbir ma amee demoon nañu xool nu mu demee.
passerelle bi nekk ci diggante Cissesse ak Ouest Foire ni ki démb la ko benn camion remorque laal loolee daal di indi ab njàqare. chauffeur ki nga xam dafa yor otoom war na xam longue distance li ci kanamam war na mun a xam ne man oto bii ma yor ak lii ma yeb ci kaw est-ce que dina mën a jéggi pont bi da doo ñëw rek forcé. pont bi dem am benn camion moo fi jaaral dem def benn caterpillar ci kaw caterpillar bi nga xam naa waa ji lu mu doon dawal sooraale woo ko bu baax loolu moo tax mu laal affaire yi débordé. kooku waruñu ko jox permis sax. yoo xam ne yéen dañuy yàpp te duñu yebee duñu sooraale pont bi te pont bi dafa xaw a gàtt ni instant. fii nag lii di insécurité bi nekk na loo xam ne jot nañ ko fee nemmeeku ba tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jaar ci passerelle bi jamono ji ab njàqare moo leen dikkal ñoom sax li ñuy sàkku moom mooy daal ñu indi ci ay pexe ñi nga xam ne nag ñoom ñooy piétons yi jamono ji ñu ngi jéggi tali bi te ñoom sax dañoo gis ne lu ni mel wóorul benn yoon. dañu interdire accès passerelle bi gis naa ne bu ñu jàllee moom day du yomb quoi alors il va falloir que bon autorités yi réagir tuuti parce que bon. danger am na quoi. gars yi di doog a wàcc oto yi dañ leen di obligé di baare pour nit ñi jéggi am na ñoo oto yoo xamante ne du ñu am temps tamit di may nit ñi te loolu danger la aussi. jéggi bi moom wóoru quoi kii moom moo wóoru quoi c'est pas prudent aussi. jamono ji nag lii di passerelle bi dañ ko baare ndéegum moo tax sax ñii nga xam ne ñoom ñooy piétons yi ci diggante oto yi la ñuy jaar waaye nag ñoom li ñuy sàkku moom mooy daal ñu daal di indi saafara laata njombe di fa am. tey jii ñu xëy fii ci Ndakaaru gis fi lu doy waar muy poussière bu bëri poussière boobu sax ni ki démb la tàmbali ba tax na ñu bëri nag ci askan wi dañuy sàlloo ak karité wala sax mentalato di ko def ci bakkan yi Pape Cheikh ngir mën a noyyi bu baax ñu jeexale ak tàggat yaram Wakaam moom am na ndamam lu njëkk ci saison bi gannaaw ba mu bañ ko dóoree Sunéor moo ko dóoroon 2 bal ci benn Wakaam moom moo am ngeen baal ma amul ndam sax dafa lajji ginnaaw bi ko Sunéor dooree 2 bal ci benn loolu nag nekk lajjam gu njëkk moom sax ñàkk na fauteuil leader am maanaam na mu jiitoo tuni ñaari tali moom moo gagné Stade de Mbour 3 bal ci dara moom nag fi mu ne nii mi ngi ci ñaareelu place classement bi Papa Cheikh Diak Younous Diatta ci ay leeral. gannaaw ba mu toogee fukki bés ci Ligue 1 bi nërmeeluwul Wakaam am na defetam bu njëkk ci saison bi. Sunéor moo ko dóor 2 bal ci benn ci fukk ak benneelu journée bi Aba Talib Fall ne lu normal la. sóoraale woon nañ ko loo xam ni sóoraale woon nañ ko parce que championnat nañu joué ba pare amuñu ay joueurs yu mag donc repoussé nañ ko loo xam ni repoussé nañ ko ba 11e journée la bon dañ koy nangu sante ko yàlla gën a liggéeyaat. naataangoowam bu Sunéor di xamal ne Wakaam mënul woon toog championnat bi yëpp kenn du ko daan. loolu il fallait que mu am parce que championnat bi kenn mënul kenn. waaw ñun tamit ñun ay outsider leen mais képp koo xam ne tamit xeeb nañu di nga xeeb sa musiba de parce que lii ñu def nii mun nañ ko def keneen. ñaari tali mi nga xam ne 3 bés a ngi nii gañewul woon ba mu teglee 2 match nul moo dóor 2 bal ci dara Stade de Mbour Mamadou Niang Amadou Erasme Badiane ak Abdoulaye Ba ñoo dugal butu équipe bu Grand Dakar bi Lamine Dieng di rafetlu dal bi joueur am yi wane ci match bi. waxoon naa leen que fi nee naa leen bés bu affaire yi ubbeekoo si kàttanu yàlla daañu gagné ay score tey def nañ ko jeu bu baax jaaral nañ yoon bal bi daf nañ ñëwoon itam xaw nañ kontaan ci li ñu développé ndax bii yëpp bii yoo xam ne amul benn werante la doon dat. attaquant wu ñaari tali bii di Mamadou Niang doon meilleur buteuru championnat bi ak juróom-benn but mu ngi fixé wu objectif fu fukk ak juróom-benn but. sama objectif kon nu ma ko waxee rek mooy lu ma mën dugal ko pour aider équipe bi mu gagné mën a jël champion du Sénégal quoi. pour que ñuy jël meilleur buteur championnat Sénégal ren yaakaar naa di nga mën a dépasser 16 à 17 buts parce que man sama objectif mooy marquer 16 buts mais focaliser wu ma si ay meilleur buteur quoi. Wakaam nara bàyyee bopp championnat bi jàmbaar mi daan Guédiawaye football club 2 bal ci benn ñaari tali di yéeg ci ñaareelu place bi. Pape Cheikh Diak ñu lay sant di la gërëm Pape Cheikh. mu ngoog xibaar yi xam naa ci kanam rek ñu dellu si waat incha allah. jërëjëf man mii maa kontaan ci yow xanaa ñu bàyyi la nga delloote ca ginnaaw rek ba 10h nga dellu si waat bu ko defee nga yaatal mbaa nga taxar ñi xibaar yi ci français lay doon ñuy gërëm rédaction bi yëpp ak seen taxawaay fii nag l'information se réveille très tôt ci télévision Futur Média ñoo ko waxoon ñaari ñu boole.
xam ngeen ko utile la ak agréable 8h15 mooy doog a jot ngeen xëy àndandoo ak ñun laataa ñu jàll ci jóg job dañuy dem ci correspondant yi tey nag dañoo bëgg a dugg ci gox yeeg gox-goxaan yi tànn ñaari gox alors Podor sunu correspondant baa ngi ñu fay xaar di Al Ousseynou Diagne Mbour suñu beneen correspondant mu ngi ñu fay xaar di président Abdou Diouf alors foofee la ñuy njëkkee Mbour nag bu ñu fa demee gis nañu ni yeewu ngeen ci diggante quartier ya fa nekk yëpp Coose ak quartier yu mag yi nekk Mbour yëpp ñu ngi leen di ziar te di leen ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média Abdou Diouf yaay suñu correspondant permanent ca Mbour ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax Pape Cheikh. mbaa jàmm nga fanaane. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. ana Elisabeth. Pape Cheikh. damay tooñ di comme yaay Abdou Diouf alors lu ñu mën a jàpp ci ay xibaar foofu ca Mbour. waaw bokk na ci li ci gën a bëri sax Pape Cheikh mooy ay ñaxtu. ay ñaxtu yoo xam ne ci domaine hôtellerie la nekk. lu xew lan moo xew ba ñuy ñaxtu ñoom waa Mbour lu xew. tourisme bi moo gën a góose rek Pape Cheikh. tourisme bi moo am ay jafe-jafe yu dul jeex. ah là là ndax hôtel bii di Sabana. ñi nga xam ne ñoo di ay permanent foofu di fa liggéeyee. li ñu toppee seen i kilifa lu toll ci fukki weer yoo xam ne payoor la joxuñu leen ko. ah loolu alal la de. voilà ñi nga xam ne nag ay journalier la fukki weer ak juróom topp nañu ko laaluñu ñaari dërëm. alal la it. voilà état bi nag Pape Cheikh la mu def mooy jaay terrain bi nga xam ne Savana Sali fa la nekk jaay ko benn agence immobilière. d'accord. patron bi nag nga xam ne moom moo nekk foofu ci Ndakaaru moom nee na liggéeykat yi bu ñu dem wax ak presse bi parce que suñ ko defee non seulement du ñu laal ñaar dërëm. waaye itam dinañ leen dàq. ñoom nag démb la ñuy génn takk ay morceau yu xonk ngir naqarlu yi ni mel. te domaine bu ñaniñ ba léegi ci wàllu tourisme bi. juróom-ñetti fan ci weeru mars bi ñu dëgg moom ci lay tëj. liggéeykat yoo fa nekk nag ñoom tamit am nañu njàqare ndax nee nañu war nañu leen jox seen i indemnité te ba léegi kenn waxagul li ci jëm. seen kilifa di madame Apo nee na moom balaa ñoo laal ñaar dërëm il faut mu jaay ko ba pare. su ko jaayee ba jot xaalisam ba signé kayit ya ñu soog leen fay lim leen di fay. d'accord. am na beneen waxtaan boo xam ne ci wàllu tourisme bi la ba léegi. fukki maire ak juróom-benn ñoom ñoo nekk ci commune bu ci département bu Mbour ñoom nee nañu dimanche ji daañu daje ngir lañ bët jafe-jafe yi nga xam ne moom moo nekk ci wàllu tourisme bi xool lan moo ci seen wàll ak naka la ñuy def ba indi ci ay saafara ñoom sali la ñuy daje incha allah dimanche bi ñu dëgmal am na benn ndaje boo xam ne aussi jeunesse socialiste ñoom ñoo koy waajal dinañ ci assemblée générale la ñoom nee nañ dinañu waxtaane waale jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tourisme bi waaye itam dinañu wax ci ay waxu politique beneen ndaje. d'accord boobu tey lay am. ki nga xam ne moom moo ko jiite mooy Serigne Gora Sy moom marabout la tradipraticien la nekk fii ci Mbour. mu tuddee ko nag journée de prière daañu don de sang daañu itam wàcce kaamil ak itam def benn cérémonie officielle fi may daanalee Pape Cheikh. mooy fi nga xam ne rek mooy lakk bi nga xam ne moom moo amoon dimanche jëla ñu génn ci dëkk bi ñu naan Faw nag Pape Cheikh fa laa juddoo voilà juddoo Pape Cheikh dëkk boobu dëkk bi nu mu tudd Faw la tudd FAO SAO comme kuy def Sao Paulo deet F la F d'accord mbete FAO Faw la tudd Faw fan la nekk Mbour la nekk waaw ci commune ci département bu Mbour la nekk mais ci commune bu Ndiaganiao la bokk. Ndiaganiao la bokk. waaw Ndiaganiao la bokk. comme foofu nag dafa amoon benn lakk bu metti bu fa amoon dimanche. laataa loolu sax am na lakk bu fa amaatoon ba lu toll ci fukki njaboot ak benn yàqule woon fa ay sàq ak li ni mel waa dëkk ba nag ñoom ñoo mobilisé wu. li nga xam ne tool bi nga xam ne ñoom ñëpp ko bokkoon doon ko bay ñu tuddee ko champ de solidarité tool boobee ci la ñu génne dugub ju bari di ko jox njaboot yooyu le waaye itam loolu doyul Pape Cheikh ñu ngi xaar ba léegi nguur gi ñu indi ay jimbal yoo xam ne dina ko jébbal njaboot yooyu nga xam ne loru leen nañu ci lakk yooyu. doy nga leen porte parole de comme fa nga cosaanoo foofu di Faw yàlla baax na yàlla na ndimbali yegg si Abdou Diouf ñu ngi lay gërëm xanaa ñu bàyyi la nga dem rek àggali liggéey bi parce que di nga def ay envoi pour RFM ak it pour TFM. Inch'Allah. merci ñu ngi lay gërëm bu baax am leen habitude itam di yër suñu site internet bi di gfm.sn foofee itam bu ngeen fa duggee di ngeen am ay xibaar yu wér te wóor bu ñu jógee Mbour dañuy jubal Podor nag dëkku Mado dañu fay dem
fekk fa normalement Al Ousseynou ñu jéem ko woo ba xam bu nu ko jotul du nu ko mën a xaar parce que heure bi du xaar heure bi day dem donc bu ñu naree toog di xaar Al Ousseynou dafay metti bu fekkee jàppandiwul ñu jàll ci jóg job parce que bëri ngeen ci di ñu yónnee seen ay CV ngeen bëgg ñu jàllale ko parce que xale yi ku ci ne da nga am xam-xam am foo jaar te wut liggéey ñun nag dañuy faral di wax naan ay nii soxla bu teew ay nelaw faju ko et on sert juste d'intermédiaire entre ñi yónnee seen ay CV di wut liggéey ak joxekatu liggéey yi ci CV yi ñuy bëgg a lire nag ñu ngi ñaan ñi nga xamee ni ñoo joxe liggéey te ami entreprise na ngeen contacter directement candidat yooyu la nga xamee ni ku ci nekk bëggatul xëy di toog la ñu bëgg rek ñoom ñëpp mooy di xëy di job yi alors dañuy door Mado ak CV wu ki nga xamee ni moo tudd Soda Diaw alors Soda Diaw diplôme obtenu 2013-2014 am na master 1 ci wàllu transport logistique moo ngi ko jàngee école bu tudd ITECOM expérience professionnelle août ba septembre 2011 def na stage ca Bolloré Africa logistique avril juin 2014 nekkoon na assistante commerciale ca Derby africaine août ba octobre 2014 def na stage Jetma Sénégal novembre 2014 ba janvier 2015 def na stage fi nga xamee ni moo di OA Trans ça veut dire que am na expérience bu am solo et que la mu jàng itam daf koy jëriñ muy formation boo xamee ni jëm na ci wàllu logistique dem na ba am ci master 1 et puis li mu stage ak fi mu jaar defe naa mën na joxe résultat bu dee jël ngeen ko si vous avez besoin d'elle mën ngeen ko contacter directement par mail ci adresse bi nga xamee ni mu ngi nii ci écran bi di diawsodakole@gmail.com on lui souhaite bonne chance. waaw ji ak ki nga xamante ne nag moom moo di Aïssatou Diallo diplôme bu mu njëkk am mi ngi ko amee ci 2014-2015 master professionnel en finance audit à l'EFI à l'IFAS FAGEC fee ca UCAD expérience professionnelle nag yi mu jot a am du 16 septembre au 29 novembre Pape Cheikh mi ngi def benn stage fee ca VRP multicarte objectif yi nga xamante ne nag moom la fa jot a def maanaam enregistrer les factures et les ventes par Excel aller verser de l'argent dans le compte de l'entreprise et vendre comme étant commercial maanaam vendeuse la woon foofu donc nag képp koo xamante ne da nga bëgg a jot kii di Aïssatou Diallo Pape Cheikh mun nga ko yónnee par email Aïssatou Diallo tout collé au 582@yahoo.fr Pape Cheikh. ñoom ñaar ñëpp on leur souhaite bonne chance ñaar la ñu di wut liggéey ñu ngi ñaan joxekatu liggéey ngeen contacter leen directement bu ko defee ñu mën a teel a liggéey parce que oustaz jóg di job bi moom dafa baax àjjuma bu jot nga fàttali ko mbokk yi liggéey ci jaamu yàlla la bokk. ci jaamu yàlla la bokk nga war a dundee lu lew. dund ci ngor. waaw mais liggéey day ànd ak ngor ak lew. waaw day ànd ak ngor. dégg li mu wax rek. waaw kii kay raw garaaw waaw lew waaye nag maa ngi fàttali ndaw ñi wut liggéey nañu fonk seen waajur yi waaw ku fonkul sa waajur buntu boo fëgg mu tëju déggal li boo bëggee buntu boo dëkk mën mu ni ngappet ubbeeku fexeel sa baay ak sa yaay boo amee ñiy dund nañu bëgg ak noo mën a toll bu fekkee nga am nga ñàkk am d'accord na nga leen fonk bu fekkee yàlla wërsëgal na la say waajur dund fonkal say mbokki waajur tey jaamu borom bi subhanahu wa taala tey bëri looy def salaatu ala nabi ci sayyidina Muhammad buntu boo dëgg ma rek mu béeku alaaj ma mën mbay mais Pape boobu cër nag léegi moo jafe waaw fonk waajur yi Pape nit ñi defatuñu waajur yi tamit bayal leen ci parce que doom boo ko amee te defe ne moo la war a yërif waroo ko ragal de déedéet yow yaa ko juddulu dimbali ko ba teg ko ci place mu mel ni mu war a mel dëgg-dëgg su wëlbati ko nag ba dëgg-dëgg ba pare nag dëgg-dëgg di ko jox cër erreur la léegi loolu nag moo bari ci réew mi wallaahi am na ndey yoo xam ne yii ba tey bàyyiwuñu mani seen manin de soo jàddee yoon rek mbay ñu delloo la ci yoon man de fokk naa yooyu kilifa loolu wallaahi te it maa ngi lay wax ni xam nga sa doom bis bu ne mu ñëw jox la xamoo fu mu ko jëlee loolu it war nañ ko lijjanti sa doom bàyyi ba 1h du matin mu ñaan yaay maa ngi génn ngeen ko bul guddee boobu tam ndax xaj na fi mbay walaay xaju fi mbay bul ko fi teneen ñu yóbbu ko wareef wala jàkkaarloo waaw wareef moom daal alaaj Pape maa ngi ñaanal ñiy wut liggéey ñëpp yàlla may leen waaye nañuy saxoo njàpp ñi ci am waajur yu dund nu fonk seeni waajur boo ko joxul sax yëg ko wan ko yar mu ñaanal la yàlla mu ñaanal la borom bi subhanahu wa taala waaye boo dee wuti liggéey dafa am ñaan boo war a wax waaw maanaam xam nga yàlla moo ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen yàlla ko wax ñaan leen ma may leen rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne jullit amul benn ngànnaay
lu dul ñaan. d'accord addu'a silahul mu'minina ñaan mooy ngànnaayal jullit. xam nga jullit bu teel a yeewu julli ba noppi. toog jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala. ginnaaw ba nga laabalee sa xol. ndax yàlla nag nee na fii ci man. ku bëgg a ñëw ci man il faut que alal du fi jëriñ daraja du fi jëriñ dara du fi jëriñ. lu dul xol bu sell. xolay base xol mooy base bi. mais boo amee xol bu bon. nekk ci lu bon di def lu bon di wax ci lu bon nekk ci lu bon ci réew mi. lu ne nga koy def ci lu bon bëgg a wax ak yàlla yàlla du la wuyu. yàlla du la wuyu nga yëg nga ñàkk yëg yow yàlla dañ na ci yow. mais boo laabalee sa xol nag. jàkkaarloog borom bi. wax ak moom kaay ma wax la nag. bu kër boo fay dugg da nga jaar ci buntu bi. léegi nag gars yi du jaar dañu seet cholestérol yi. ci biir cholestérol yi la ñuy bëgg a jaar. waaye nag buntu bi nag mooy sa waa ji Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. moom booy wax ak yàlla bëgg yàlla wuyu la léegi. ñu ngi ci ziar nabien yëpp ak soppe yonent bi mel ni oustaz Pape Hann dafa am sama xarit boo xam ne rek faaw ma nuyu ko muy Cheikh Alassane Sène yàlla na sunu borom sàmm ko yàlla na yàlla aar ko muy nit ku baax waaw nit ku baax tudd nga ko baax tudd nga ko jël dundam Cheikh Alassane Sène jox yàlla jox Rasulullah wallaay nit ku baax sax tudd nga koo xam ni boo tuddee Seydina Muhammad rek dootul yëg dara lool sax lu mu yor jox la wallaahi Cheikh Alassane maa ngi koy ñaanal fa mu nekk yàlla gaaw ko fa génn léegi waaye nag nee naa Xaadim Seen sama xarit bi ma ne ko Cheikh Alassane il faut mu dem foofu waaw ndax dafay dox mission wallaay man wóor na ma ni ci biir prison ba Cheikh Alassane ma nga fay waxtaane Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wóor na ma ni Cheikh Alassane ma ngay julli ci ay mu ngay julli ci Rasulullah kon maa ngi ñaan jëmm jooju nga xam ni man day li ma ko xamee mooy cofeel ci Rasulullah wallaay loolu laa ko xam yàlla gaaw génne ko fa waa kay ak ñi fa nekk ci la ñuy tàbbi wallaay ñu tàbbi cofeel gi moom la ñu gis ci moom waaw cofeel googu moom la ñu gis ci moom mu nekk nit koo xam ne ki boo nekkoo jàkk rek da nga gis leeru ko yonent bi tubaarkàlla mu di ci bay waaram wallaahi waaw kon nag ñu ngi koo ñaanal bu baax a baax kon cofeelam ci borom barrière or ba ca Médine moo ñu tax di wax ñu ngi koy ziar bu baax moom Cheikh Alassane Sène ak njabootam ak ñamu àndal ca fondation baak tey ñaan rek suñu borom sàmm ko ci barke soppeem boobu di yonent bi mbokk yi ñu jël leen xanaa ci téléphone bi laata ñu jàll ci publicité yi ba Alfi du ñu toggal tey li mu ñu indil di kebab plutôt Mado ngi waajal ak li mu bëgg a waxtaanee ci ngalam ak ñi nga xam ne ñoo ci dox bopp ba tey te mosuñoo daw mbaar et puis El Hadj Man Mbaye Garme ngi waajal fàttaliku ci koo xamee ni Adja Yaxara yàgg nañu koo ràññee ci lébu gi fukki penc yeeg ñaar wala fukki penc yeeg ñett ba ñeent sax ndax ndakaaru ñooy borom ràññee nañu ko ci bu baax ca kanam itam dinañu ko waxtaanee oustaz Pape Hann dina jàkkaarloo ak Cheikh Bou Diop waaye bu ca kanamee itam daañu recevoir ki nga xam ne ni moom la ñu dénk grand théâtre di suñu xarit Keesi Bousso alors Keesi nag ci ay programme Keesi Fatimata ci homme de culture bu mu doon dina ñëw ak ñi nga xam ne ni ñoo bokk ci association bii di takku suqali Saloum xam nga ñu ngi préparé nag événement bu mag jëm ci wàllu ngoyaan alors Saloum yaa ngi koy wàcc programme boobu daañu ci waxtaan waaye waxtaan itam ci taxawaayu kii di Keesi Bousso ak ni mu nekkee homme de culture ak yeneen i surprise yoo xam ne ni ñu ngi leen di xaar fii ba 10h ci télévision Futur Média allo Pape Cheikh kooku man la Ndeye Awa Seye Ndeye Awa Seye na nga def maa ngi nii rek fooy wootee Ndeye Awa Seye Soprim naka waa Soprim ñu ngi si jàmm noo xëyee tey bëgg couche dong nag ak meew couche ana xale ba mi ngi nii tëdd mbaa bëriwul jooy déedéet moom du jooy ñaata weer wala ñaata at 6 mois rek la am am na 6 mois xaw ma soow moo tax waaw muy nàmp kii ba am na jom liir de boo bëggee xam ndax bu màggee day am jom xoolal na muy jooyee du lait lay jooyee du lait waaw yow yaa ma miin nag déggal la mu wax du lait da lay jooyee du lait xale bu ci laaj du lait rek xamal ni bu màggee day am jom mel ni man wallaay waaw xale bu ci ne poy met ne du lait xamal bu màggee moo koy jëndal la lu raw lee yow miin nga ñu alors léegi meew ñaata lay jar ñaata ngay jëndee meew d'habitude meew xaaral ma xool pot bi waaw xoolal pot jox ma prix 5168 francs 5168 meew moom xaw naa seer di bàjjo bi moom waaw les spécial la kay waaw potu meewu seer xam nga nu may def ak yow comme yaay suñu xarit te da ngaa bëggal sa doom du lait yeewu leen may na la 25000 ay Pape Cheikh kontaan naa merci beaucoup waay kan ngay woo mu lay teral kan ngay woo mu lay teral man yow Pape Cheikh Diallo ban télé ngay seetaan sa xol di féex man Pape Cheikh TFM yeewu leen may na la 25000 bul raccrocher comme ça ñu jël sa numéro téléphone bu mën a jot ci xaalis bi nu mu gën a gaaw jërëjëf kontaan na dawal ak sa 25000
juróomi junni suba teel doxul jàmm dem mbay. waaw bu keneen duggee sax ma jox ko 25000 wala lu ëpp mën naa maye tey ba 50000 fii ba 10 heures woote leen ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 ñu ngi ziar nag suñu xarit yëpp surtout soppe oustaz Pape Hann yi bokk na ci suñu benn yaay bu tudd Mbène di yaayu Mbay Ñang ca Paris moom nag soppe oustaz Pape Hann la sama yaay bopp Yaaya Diallo Yaya ma nga Italie moom itam di soppe di nuyu itam Kumba Rasoul wala Kumba Magnifica ak personnel am yëpp ñoom itam ay soppe lañu Marie Bass mu El Hadj Touré moom tamit soppe oustaz Pape Hann la Awa Diallo mu Dior Fall yaayu Picola moom tamit soppe oustaz Pape Hann la El Hadj Ababacar Diallo Mami Dadi ak Petit Papa moom tamit soppe oustaz Pape Hann la xam naa ne yàkkamti ngeen mu jàkkaarloo ak yéen loolu ci kanam la en attendant le 28 bi nag gis ngeen ni annonce baa ngi jàll fan yii yëpp ci télévision Futur Média ñu bëgg nag Sénégal yëpp waaj ko loolee dañu ko def rek ngir tantal yaa rasulilah ndax wóor na ma ni oustaz Pape Hann bu sañoon saa yu xëyee tantal ko moo tax nag comme réew mi léegi événement dafa xaw a metti mu tànn événement boobu rek def ko date annuelle le 28 nag incha allah ci la ñu koy amal ca place du souvenir xam naa ci kanam daañ ci waxtaan bu baax mais laata loolu dañuy jàll ci publicité yi bu ko defee ñu dellu si bu lépp jàllee tey itam daañu waxtaan ci njëriñu poste one mi ñu àndal nag lépp lu jëm ci wàllu yónnee wala jot xaalis moo ca gën yi bàkkoo moins cher moo leen gën a moins cher dinaa ci xuus ci cuisine bi ci kanam ndax Alfie lañ ciy àndal donc regardez juste après cette page de pub on se retrouve pour la suite.